Pa Assane Seck ci koo xamante ni moom mi ngi dund ak feebar gi di sida dafay baax ñu continuer rek di sensibiliser bu ko defee nit ñi di gën di moytu bu yembee rek Mame Sidy Diop dañu koy déglu daal di dikkaat sur le plateau. tey ci seen rubrique fait de société am mbégte jàkkaarloo tey ji ak ku ñuy wax Soukeyna Ndiaye soxna Soukeyna Ndiaye nag moom dafay dund ak jàngoroy sida waaye jàngoroy sida wuute na ak VIH dinañ ci ñëw ci biir waxtaan bi nga xamante ne moom laa seq ak moom. VIH mooy immunodéficience humaine bi mooy li nga xam ne si mooy virus bi nga xam ne si day dund si yaram doomu aadama bi te yàlla bu la nattoo nga teel ko xam ñu jàppale la mettre la sous traitement mooy nga am faj bi dina la mën a taxaw ba doo dugg ci li nga xam ne si moom la ñuy wax phase sida. biñ la waxee ne da nga am feebaru sida lan moo nekkoon sa réaction. sama réaction mooy comme réaction doomu aadama réaction jullit mais réaction mère de famille ku ne xam na ne jigéen mooy société surtout ma jigéen bu am njaboot kon suñu ne la lii ngay dund sa biir yaram loo gëm dina am lu la metti. bari na ñi nga xamante ne bu ñu amee feebar bi maanaam jàngoro ji dañ leen di beddi ci seen biir famille boo nekkee ci sa biir njaboot ñu lay beddi ñooñu lan nga leen di dénku. tout d'abord ñu xam ne Sénégal ñun ñoo ko bokk kon képp koo xam ne fii yaa ngi dund ak doomu jàngoro sida say mbokk suñ ko xamee nañ xam ne ci ñoom nga bokk kon ñi nga xam ne si dañu am seeni mbokk yi dund ak doomu jàngoro sida seen obligation mooy ñu jàppale leen jàppale boobu mooy waral stade sida yi ñuy wax te man sax maa ngi sant yàlla parce que mën naa ne mosuma ko gis depuis ma am infection du VIH ba léegi mosuma gis phase sida kon dalay wanal ne science évolué na kon buñ ñu jàppalee ñooñu di dund ak doomu jàngoro sida li nga xam ne mooy phase sida bi nga xam ne si moom la ñëpp di ragal kon ñëpp ñuy dund doomu jàngoro bi mën nañ bañ a egg ci phase sida te loolu li ko mën a indi mooy jàppale solidarité. tey ci wàllu xarala yu yees ak it fi médecine daal di egg mën nañ dem ba ki nga xamante ni jigéen la am jàngoro yu sida ci yaramam mën na ëmb am doom ju nga xamante ne du am jàngoro ji. absolument parce que man mii di wax ak yow am naa doom bu doomu jàngoro bu ma ëmb si doomu jàngoro bi wasin ko ci doomu jàngoro bi nampal ko ci doomu jàngoro bi te amul doomu jàngoro sida kon loolu kay suñuy wax ne avancé yooyu am na loolu ce n'est plus à démontrer indétectable égal non transmissible te loolu lu nekk la ñi nga xam ne ñi ngi am doomu jàngoro sida ñi ngi sëya mën a sëy ak sax ku amul doomu jàngoro sida ñi nga xam ne si ñi ngi sëy te bëgg doom ñi ngi am doom te duñ ko wàll doomu jàngoro sida mais ñi nga xam ne si ñi ngi am ay partenaires góor wala jigéen ñi ngi ànd ak seeni partenaires sans risque de transmission VIH kon loolu lu jar a sant yàlla la. bari na ñi nga xamante ne dañuy liggéeyu guddi tamit jàngoro ji dab leen ñoom itam ñu ngi nekk ci biir kër yi ñooñu itam am nañu ci bëri ñoo xamante ne demuñu ñu wone ne ñoom am nañ jàngoro ji. parce que la tax ñuy génn di ko nëbb mooy bedd bi ak bodde bi su fekkoon ne xalaat nañ ne suñu toogee taxaw. ak ki nga xam ne moom lañu war a seqal wala ñu taxaw seen biir famille wala mu ñu taxaw ak askan bi ne man lii laay dund te bañ leen a mën a permettre ñu eggale seen liggéey du am teraanga boo ko déggee mooy ñuy jàppalante lu nekk naqari Jean metti Paul lu naqari Demba metti Samba man loolu laa gëm mais su fekkee ne yow da ngay bëgg naa sama réew te bëggoo doomu réew mi nañ bàyyi bedd bi ak bedd bi pour permettre ñooñu ngay wax ne ñoo nekk ci biir kër yi te mënuñu wax seen doomu jàngoro sida ba pare continuer di fréquenter seen milieu de travail continuer di fréquenter seen di wéyal seeni activité te mënuñu wax li nga xam ne moom lañ àndal ba nga xam ne si wàllante ba mën na fay jaar nañ seetaat loolu ñu xam ne réew mi ñoo ko bokk. di ko jaajëfal bu baax ci waxtaan bi di leen fàttali ne tey waxtaan bi ñu seq ak kii di Soukeyna Ndiaye moom dafay présidente kuréel bi nga xamante ne ñuy dund ak jàngoroy sida ci seen yaram VIH wute na nag ak sida kon waxtaan bi ñu ci seq ak moom ñu ngi ko ciy jaajëfal bu baax a baax dig daje ci beneenuk naje incha allah. di ñaaxaat rek bu baax a baax képp kuy dund ak feebar bi entourage bi dafa am solo ci ñoom il faut ñu tegte leen nangul leen li dogal la comme kuy grippe xam nga bu ma grippoon léegi di oxo boo ma jegee nga grippe
et pourtant du la tax nga daw ma bu ñu stigmatiser feebar bi et je pense qu'il y a une belle avancée vis-à-vis de ça où les gens comprennent maintenant que voilà on peut vivre avec la maladie, on peut se marier avec la maladie, on peut faire des enfants. Science dafa avancer bu baax a baax waaye ñaax du doy ndax la répétition elle est pédagogique si nécessaire, n'est-ce pas? Effectivement, tu as parfaitement raison Asma Khadija, et on a vu que depuis pratiquement 30 ans ak tey ji gis nañ ne avancé yu am solo def nañ ko ci wàllu wi. bu ñu xoolee taux prévalence bi ci 2020 bi rek gis nañ ne 0,3% la mu nekk lu am solo, et comme ni nga ko waxee rek tey ji peut-être liñ doon di gis ci wàllu stigmatisation bi moo daan ëpp, mais fu mu toll nii ak sensibilisation bi nga xamante ne nag ñi yor wàllu wu ni mel def nañ ko ci ba tax na am na lu bare bari lu wàññeeku ci wàllu wi. Mais également tranche d'âge bi ñu gis ne ñooy ëpp li ñu koy am moo di rek jeunes yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci entre 15 et 29 ans, donc ñu gën a góorgóorlu waar rek bu ko defee li nga xamante ne moo di feebar bi ñu mën ko fi jëlee ba faw ici au Sénégal. Inch'Allah Rabbi, ba ci àddina bi yëpp sax Rokhaya Dia, madame, si c'est très brièvement une contribution par rapport justement à cette sensibilisation. Effectivement Asma, li ñu fi wax dafa am solo, Fatima li ngeen wax yëpp dafa am solo, maman Aïcha lim ñu indil aussi daf ci baax askan wi ñu xam fan la ñu toll ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo feebar amee sida, ndaxte nekk na ñi nga xamante ne ñoom itam ci société bi lañ bokk te feebar la mën naa dal ku nekk, mais kenn ku ci nekk ak ni nga koy amee aussi ñu gën a vigilant, surtout nag côté prévention bi nañu gën a abstenir wu ñi nga xamante ne mën nañu moytu ñu moytu wóorut pëya wóorut, voilà nañuy moytu bu baax Asma, ndax gis nañ ne peut-être que ni jeunes yi xamuñu buñ leen di wax ne leen bu fekkente ne yéen a ngi sekk ak nit ki rapport sexuel ngeen protégé wu duñu xam lan moo tax ñu leen koy wax. Donc ñenn ñi dañuy préférer di jël ay pilule, mais ñeneen ñi aussi dañuy xam ne ñoom war nañ mën a jël leneen loo xamante ne war na leen mën a protéger, du ci mel ne préservatif yi am na ci benn bu ñuy publicité sax ci kër gi. Donc xam nga rek bu ma leen xoolee nga reetaan foog ma reetaan mu ngi noonu, mais foog rek ñuy gën a ñaax askan wi ne ñi nga xamante ne aussi ñu ngi dem di sëy ak ñi nga xamante ne xamuñu leen ñu def attention bu baax. ñi di jaay seen bopp ci mbedd mi bari nañ te xamuñu ban façon feebar la ñu am, tout le temps rek nañ ñi moytu ak objet yi nga xamante ne mën nañu transmettre. Encore une fois ñu rappeler ko ñi nga xamante ne mën nañu lépp loo xamante ne rek objet tranchant la foo ko fekk te xamoo ko moom bul ko laal bul ko jege. lamset yeeg puso yeeg voilà lépp nañ ko moytu, nañ def attention bu baax a baax. Mais surtout le point je pense par rapport au Sénégal, nombre de contaminations bu gën a élevé c'est par transmission sexuelle. Oui. Parce que nous on pense que quand on parle de se préserver c'est juste pour éviter une grossesse. Effectivement. Et ça c'est une mauvaise communication. Alors qu'il y a les IST, les insuffisances rénales yu bëri fii. mën na jógee ci hépatite B, hépatite A, l'hépatite de toute façon, oui, de toutes ses formes. Justement, donc nit ñi nañuy préserver wu te di protéger wu. Comme yàlla tere na te mun ay nit ngeen ay nit lañu mënuñu. Asma am na sax yeneen yu gën a metti sida, yeneen infection yaa ngi fi, MST yaa ngi fi, donc maladie sexuellement transmissible moo tax ñuy wax nit ñi nañuy protéger. Am na ñu ci bëri am nañ ci ay feebar yoo xamante ne xamuñu fan lañ koy jëlee wala